Je suis un enfant béni bête noir ou échec ñëpp am bidéew na ku ne xeex ndax li la lew liggéey bañ du la bett gëm-gëmu géej la du te fees ne leen ni yelwaanuñu kenn te ba ñuy yéeg laaluñ échelle di di ñàkk fayda love la love la love la love la 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 wow 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 li mbëggeel la non 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 du ñàkk fayda ndax ba may daw di daw di daw di daw ba fii li mbëggeel la du ñàkk fayda ndax ba may daw di daw di daw di Aïcha noonu la ñuy def ak yéen tey ba émission bi jeex 88 628 89 90 wala 88 628 28 28 ngir ajaratu Daba Boye xoolal leen seen avenir waaye itam ku gën a partagé ci page Facebook Sen TV l'officiel ku gën a commenté moom dinañu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jox ci enveloppe fukki junni yu bëri yi ñu yor tey Mohamed. Aïcha donc mun nañu commencer rendez-vous bi boo bëggee ñu dem civisme boo bëggee ñu dem xooli li web tey. ça dépend ci yow wala ñu dem ak séduction. waaw wala ñu dem ak séduction Aïcha. Aïcha. dañuy waxtaan ci problème bu xamante ne benn femme la dal ci réseaux sociaux moo ko yóbbee mu nekk lu metti lool ndaxte après 13 ans de mariage ak ñaari doom dafa jëlee divorce lu ko yóbbee divorce bi nekk ci téléphone bi commencé di xaritoo avec une personne incognito bu xamante ne xarit rek la déparé au début ñi commencé di waxtaan tout le temps waxtaan bi nag dem ba mu koy gën a miineel bi dem nag ba Nobel commencé fa dugg alors que elle était mariée mu xam ne li mu nekk di def du lu baax mais muy sàcc di ko def te ci biir sàcc boobu di ko def nag su jëkkëram nekkee ci télé bi di seetaan match yi moom day profito daw ci biir néegam taal ordinateur am di càccee ak moom noonu nag la def ba benn bés nag doomam am problème muy dem di ko secourir jëkkër ji dugg ci biir néeg bi nag tombé jotuloon fay ordinateur am ni téléphone am et là jëkkër ji tombé ci li mu doon échanger mu découvrir xarit boobu mu jot a wax ak moom mu gis nu ko kooku tontoo mu xam ne kii dafa am lien mais yemul foofu dafa gis tamit que femme bi dafa commencé woon di ko yónnee ay photo yi xamante ne elle était dans des postures ak ay habits trop sexy nga xam ne waru koon seq ak moom loolu ak sa jëkkër rek da ko waroon partager ci kaw loolu nag mu metti loolu jëkkër ji demandé ko le divorce et en plus de ça elle a perdu la garde de ses enfants bu ko loolu dalee mu nekk lu metti trop parce que tey ñu ngi koy fase si lu xamante ne moom moo def erreur ti man damay bëgg jigéen suñu lay fase yow bu tooñ ñun la tooñ et là ça a été le contraire mu bëggoon nag ñëpp ñi nga xamante ne dañuy tàmm di fooye ak réseaux sociaux di jàppe ne y a rien de grave nen moytu leen parce que au début xaritoo la mais xaritoo boobu day dem a dem ba mu jur leneen te loolu muy jur daf leen di tàqalikoo ak seen sago ba nañ fàtte que vous êtes une femme mariée wala na nekk déjà dans une relation sérieuse ba pare nay foo ak keneen beneen leçon bu ñu ci war a jàngit mooy ay image yi nga xamante ne dafa intime waroo leen ko seq kenn ku dul ak sa jëkkër bu xaritoo mukk ak nit wala farantoo ak nit bu mu jaral la na partager loolu ak moom parce que daf lay indil ay problème ndax tey su fekkoonte ne woon ci message mi ay message yu du rek lu ñu doon wax ci ay kàddu mais photo yi jotuloon jàll xëy na mënoon na récupérer jëkkëram du ko fase mais dana am problème bu xamante ne ñëpp duñ ko xoolee bëtu jigéen bu nekk ci yoonu dérapage la nekkoon. projet wu am jëkkër am far. projet la de projet boobu comprendre ma lan la man. waaw am jëkkër am far. projet boobu lu ko indi waaw parce que lu ko indi wéetaay jigéen yi bëri. c'est important mais c'est pas une raison loolu. non c'est pas une raison dama leen di expliquer. place su femme bi lan la ressentir ba mu déraper. dara baaxul ci lu ñuy wax mais c'est important ñuy comprendre nit ki ban sentiment lay am ba mu déraper comme ça képp ku mu dal mu retenir bañ bàyyeeku comme femme souvent femme dañuy jàppee ne comme sama jëkkër présent wul il est tout le temps absent dafay guddee wàcc et elle perd beaucoup de temps libre à attendre son mari ou son chéri à distance du ko contacter muy wut occupation
occupation yooyu muy wut nag di bëgg a waxtaan ak ku nekk te dafa am benn virus bu nekk ci internet wax ak koo xamul dafa excitant. danay jàppee ne yàqul dara kii sori na sama famille mënulu ma indil benn problème sama biir kër fekk yaa ni juum problème bi dañ ko gisagul léegi mais mënu ñëw ci kanam. mais y a une solution simple. tasal ñaanal ba. boo demee ba xam ni. li ci topp mooy moom mooy sama jëkkër ay lu excitant waaw bëgg nga ay lu excitant waxtaan wu neexal ba mu lay jaral lii ngay wane say yu kenn xamul mais tasal ñaanal baat. mais la plupart est-ce que du loolu moo leen di gën a excité le fait ñu am jëkkër ba pare teg si fa. est-ce que du loolu moo leen neex est-ce que du loolu moo leen neex si nit lay nekk. wéetaayoo ñàkk wéetaay ndax am na ñoo xam ni ñoom chance bi ñu am seen jëkkër bu liggéeyee lu mu guddi guddi day wàcc mais ñi seen jëkkër yi nekk moodu moodu nag ñi nga xam dañuy toog ay weer wala ay at duñu leen gis te pourtant dañuy toog xaar seen jëkkër c'est-à-dire tàmm lay doon boo ko tàmmee dootoo ko bàyyi. ma tënk ni leen ko waxee dafa am ay nit dañuy yàgg tàmmal seen bopp ay jikko yooyu nay tàmmal sa bopp ba nay ndaw di wax ak ku la neex amoo interdit amoo kilifa nanguwoo suñ la waxee yemal fii na yem fa pour yow mat na kilifa sa bopp toujours yaay def li la neex ñooy dem ba màgg di rencontrer problème yi mel nii parce que dana bëgg a téye sa bopp dootoo ko mën ndax jikko boo tàmm am ñeneen ñi nga xamante ne nag faiblesse dafa am ay femmes dañuy nekk dund ay difficultés yi ñuy dund mooy absence de leur homme wala ñàkk am rapport sexuel qui leur convient nu ñu ko bëggee woon mu dem ba manqué xam lu dara dina dem ba amatul donc yooyu mooy dem di jàppaleen ba finalement dañuy déraper elles se font violence parce que dañu yedd seen bopp dañu toog di wax ne waruma mais seytaane dafa bëri doole ñaari nit waruñu di wéet loolu moo tax ñuy interdire ñaari nit góor ak jigéen di wéet ndaxte wéetaay seytaane dafay am doole alors que soo leen nekkee en groupe foofu ne mu ne am retenue moo tax ñuy wax jigéen bu marié wu bu di nangu wéet na am toujours ñu lay wër boobu ñu lay wër day tax na ne yar sa cër yëpp di yar lu bëri si yow ba doo mën di déraper mais suñ la bàyyee yow kese ne dox def sa course toute seule di tëju yow kese lu nekk yaa ngi man daal dama comprendre tout daal parce que àdduna bi changé na xam na changement boobu liberté bu ëpp moo ko indi am jëkkër am fan ma fi di ma bàyyi ma wax am jëkkër am fan dama tiit daal dama tiit doom yu bëri ñu ngi fi tey jóg taxaw di wax seeni baay jurulee waaw tàmm na gis naa est-ce que xam nga li nga wax ni man maa teg sama bët nii wallaay dëgg si ajaratu nga ni xam ne tey boo nga ni xale lan xale yu bëree ngi fi tey di jooy seeni baay jurulee te xamuñu ni seen baay seen yaay doo nga xam li xew juru ko moo tax il faut ñuy niroo la ñuy jël photo xale yi di ma indi benn point la xale yi di niroo ci ko ñi na fi ma indi benn point bu am solo bu may tëjee la femme dafa jàppee ne comme amul rapport sexuel donc pour moom deful jaaxum alors que góor loolu ma may ko jigéen ñi neen dégg ko parce que góor c'est pas que dana am rapport sexuel ak keneen ku dul moom mooy tax mu fase la déedéet le fait que nay farantu di wax yi neex ak beneen góor pour moom délit bu rëy na nekk di def. et femme bi ñoom dañuy jàppee ne tant que non mais Kira daguma la sax mais yàlla ci boppam ci alxuraan dafa ni nga xool góor sa xel sax ne comme ñun ni ñuy def ne kii de coofe na loolu rek bàkkaar la massama ngeen di wax ba yegg ci acte sexuel loolu moom dañ ko njëkk définir ci alxuraan balaa ñuy ñëw ci société man sama jabar waxtaan ak góor message nii ma gis ni mi ngi wax ak góor message ma fase la mais ban góor non c'est-à-dire ku ma xamul ku ma xamul mais xam naa ni am nay xarit yu góor ma nangul ko parce que xam naa li mu sekk ak ñoom bien avant sëy wala après sëy mais inconnu ma gis message sama digganteeg yow message Serigne Saliou ma fasal waaw mais alors yéen jigéen ñi seetaan dégg nañ lu ma wax mi di góor ci respecté leen loolu man awma ci sentiment de gis nga jigéen buy sëy da ngay xam ni da ngay sëy nga def yëfi kuy sëy di def ni man vraiment je pense que lépp rek si avant le mariage lépp si li ngay tàmm la avant le mariage farantu bi avant le mariage di collectionner ay copains avant le mariage ñàkk xam fidélité avant le mariage peut-être que mooy tax doo ko gis maintenant parce que dañuy faral di wax benn baat naan ay jigéen boo ko takkul yow ak ñëpp a ko bokk. yow de fidèle nga yow bi parce que bi la mi kaa wooyee keroog wax nga ko sa far bi yow fidèle nga de. demal Zeynab. dañuy faral di wax naan
jigéen boo ko takkagul yaag ñëpp a ko bokk. pas dans le sens que yaag ñëpp a ko bokk da ngeen koy paasante mais ni nga koy gisee bëgg ko. noonu la ko keneen di gisee di ko bëgg sauf que ku jigéen ki si boppam moo war di xam limitam. xam lu mu bëgg donc ñàkk xam li nga bëgg boobu daf lay topp ba sa biir sëy. donc tàmm la. waaye Zeynab am na loo xam ne tamit xaw naa ko bañ jigéen dëgg bu nu déggee ne daa dégg ay xel. soo dee nit dëgg waroo laal ndax jëkkëram sax bu la attaqué mën nañ laa tëj. dëgg la jëkkëram dëgg bu bësul xolam te am na góor ñoo xam du nu baali du nu jéggale. surtout lu neex a meeb yi genre ñoom moomoo ñi. noonu la ñu xale déedéet ay boo tuutee am fulla am fayda am na nu ñuy laalee loo moom baa nu kës ko wala ñu jege ko c'est fini jëli tubaab du nu la baal du nu la jéggal te dañuy dem ak yow ba fu mbaxane doone benn jigéen daal boo sëyee nekk ci buumu sëy ki ngay sëyal bu dee danga ko topp ngir xaalis na boo ko tasal nga xooli jeune bi nga xam ne yorul ñaar dërëm te moom nga aimé moom nga bëgg nga dem sëy ak moom xaar fa yàlla di nga lekk sombi di nga naan mbaxal te doo ko wax sa yaay te booy génn di nga sañ sa di nga belli te doo ko wuti feneen waaye nga bëgg ci matériel na fi jee sañ-sañ jekk da nga ne ni mel laa bëgg mel loolu boo ko dee def di nga sonn 4x4 baa ngi départ su ma yegul ci 4x4 bi di nga bëgg waaye foo yegee ci 4x4 bi di nga tëdd borom 4x4 bi du maye million ci doon dëgg la ba pare ajaratu li mu wax nii maanaam fi ngeen nekkoon noonu lim ne des fois doom ñeew baay bi juru ko doom ji tamit ki mu nekkal du baayam da ngay gis ñaan ñu ñuul kuk jur doom ju xees pecc nga ne fu nga ko jël ngeen ko samay arrière grand père waaw jiñ ko say par exemple suñu famille ñëpp ñuul mais man maa ci xees jeune dafa fa exactement Jeanne bi andi na ko barki dem incroyable femme bu pata bi non maman tamit li mu wax dëgg la mbay li mu wax dëgg ñaar yëpp am na léeg-léeg nga xool liir ci kaw lan muy calli jox la chinois yi maa ñu jox la tabax bu xonk tur doo mën a nga doo mën a wax dalay leer na cing bee ko jox bi waay cere la ko xool a xam ne cing bee ko jox doo mën a sëkkat doo mën a wax yàlla bu mu tollu ci raam bu ko yaa ji jox léegi ruy kon nga gëstu di xool sa dooma wala dee am na nooy xoolee jëlul nopp yi jëlul sa yaa gee nga ne ko fu mu jógee yàlla bu mu màgg bëgg spaghetti naan ko cing-cingee ko jur vraiment te bu sa doom jóge woo ko fenn nga jóge ci dëkkub cing-cing ya nga ne part ak moom naka te musa cing-cing mi mu Kira bu la neexee tëj ñu Kira tey dafa dugg ci point bu doy waar wallaay am na fi xale yoo xam ne seen moolu bakkan yi boo ko xoolee wër ay maamam ba suba wër ci biir sa yaay ka ca topp moolu bakkan bi kenn xamul fa mu jóge Alaaji Njaay mi ci koñ bee baax moolu Njaay mi ci koñ bee ko jur xale ba bakkan daa ngay génni bakkan ba rafet na ndey ji bakkan gi daa nos baay bi bakkan bi daa nos nga naan diwa ko jur fu mu ko romb naan ko tontoo tàngal toppal ba ci biir mooy baax man nit ci tontoo tàngal Kina oui na fi yëf yi am na solo lool sax. ouais tout à fait na xale yi gën a delloo si seen xel. Kira nag moom li ma lay toll nii bu ñu fi indili ci benn armoire bu ñu fi indili ci ay fleur génn ñu débat bi donc su ma jëlee ci ay fleur de Kira dama buy xale yi dañ tey da nga tukkal àdduna waaw ñu nekk ci réew mi di ngulu ngulu ajaratu ay fleur de ay dàll ku nekk xam ne fa teg say dàll fleur yi ku nekk xam ne fleur mbedd ajaratu cri de cœur internet yëpp la waxaloo. alors internet yi. Kira ajaratu cri de cœur internet yi la waxandoo parce que nag internet yëpp dañuy wax naan Kira may ñëw ci moo voilà donc gën a Kira dafay maintenant li ma ci bëggoon doole rek pour ñu jeexal mooy na xale jigéen yëpp xam ni
àdduna du benn fan du ñaari fan te lay am suba kenn xamu ko jur doom mu dem ba màgg mu leer la ni ki nga ne mooy baayam du baayam yaakaar naa ne li ko gën a metti yàlla sàkk ko parce que non seulement di nga am leeg sa doom di nga am leeg société bi di nga am leeg sa borom te loolu yaakaar naa ni dara jaru ko ci àddina merci beaucoup on te retrouve yow itam mooy bi sonal na ma on te retrouve vendredi inchallah Aïcha wa damay tëj xamal ne Kira day dugg aussi bien ci anonymat c'est-à-dire problème réseaux sociaux yi mais tamit damay dooleel jigéen ñi ci seen sëy ndax ñuy am ñu gën a jonge bi nag dafa laaj na toucher angle bu nekk dafa laaj na toucher ci angle defar sa kër defar sa bopp ak mën communiquer ak sa famille yu jëkkër donc loolu moo tax fu nekk lay dugg tey nag ma dugg fii pour rek defal jigéen ñi nga xamante elles ont traversé cette situation par erreur ñoom ni ñu war a ñëw seet si seen coach pour mun leen mayaat doole parce que elles deviennent très fragiles parce qu'elles ont honte duñuy rus trop parce que xam nañ ne duñuy tooñ te tooñ boobu moom du neex mukk ba ñu xoolee leen bëtu yaa am raison ci sa divorce bi ñeneen ñi nga xamante ne dugguñ ci yéen ngi tàmm di foo xam leen ne foo bi yemale leen ko arrêté leen ko reprenons suñu valeurs yi jëkk yi ngir yàlla ndaxte lu fi maami wax moo fi nekk ba tey jigéen dafa am fu mu war a yem jigéen du góor égalité du neex mukk tey ba ñu ñuy àttee au même pied d'égalité ci kanam suñu borom donc nu ñu góorgóorlu daal yemale suñu lépp loolu laa leen doon may ba jeudi prochain inchallah merci beaucoup Kira on te retrouve demain jeudi inchallah ci yeneen chronique yu jëm ci wàllum séduction Mouhamed su la neexee ñu seeti UCG waaw mën nañu dem ci Jeanne nag nii xooli lan la andi tey ci wàllum civisme parce que nag dëkk bi actuellement taana mbalit mi xaw na bëri donc nañu dem xooli Jeanne lan la andi tey Aïcha Jeanne voilà merci Nafissatou Dieye Mouhamed démb nag comme niñ ko waxee woon demoon nañu seeti waa UCG nag di signifier unité de coordination de la gestion des déchets civils fii ci Sénégal mooy ñi nga xam ne actuellement ñoom ñooy seet lépp li nga xamante ne mooy wàllu mbalit ci Sénégal ñu daal di koy ranger daal di koy xaar ba oto yi ñëw ñu daal di ko fay dugal te coow du jip waaye nag ñàkkul ni ñoom ci seen i biir am nañu ay problèmes yi nga xam ne population bi moo leen koy teg bu vidéo yi noppee ñu daal di ñu koy tegal ñu dem déglu waa UCG dellu ci plateau bi. tubaab yi ñoo ñu raw ci benn côté waaw ñun ñoo ñu gën a organisé ñun nag waa UCG ñun ñu ngi góorgóorlu di samp comme pérenne yii nii nga xamante ne dañuy ñëw rek heure boo jógee rek ñëw këpp sa mbalit dem sans problème quoi oto bi ñëw bañ a klaxon affaire yooyu mais loolu nag mënagul nekk Sénégal parce que Sénégal heure yi bokkul nit ñi tamit seen xaw nañ ñi baal ñu daal dëgër nañ bopp benn peeru dëgër bopp boo xamante ne nii oto bi bu ñëwee tak ñenn ñi dañuy nelaw wala yenn jigéen ñi nekk ci leneen xam nga xaar ba oto bi déplacé wu dem xam nga ñu doog a mën a génnee seen i mbalit affaire yooyu waaw loolu moo tax nag oto bi su ñëwee nag klaxon yéeglu xam nga pour ñoom ñi mën a génnee seen mbalit mais nag gars yi ñu ngi bañ klaxon mais loolu mënagul a ñàkk waaw ñun nag waa UCG ñu ngi góorgóorlu waaw di ñëw di këpp tegaleen li ñuy wax mooy pérenne teg fi ay bag yu mag bagu de ramassage yoo xamante ne chaque heure boo ñëwee ndax bag yi nii heure bii nii am na ko fi monté 7h30 ba 15h30 am na keneen ko war a levé 15h30 ba 22h am na keneen koo xam ne mooy fanaan ba 6h du matin ci buntu bi lañ koy tu am naa vite kii yoo photo yoo xam ne bu la ne mën naa la ko wax jël ay boutique comme boutique jën yeeg affaire yooyu def ko afa def ko si mbuus xam nga ñuy jëlee ci marché yi ak liggéey yi dem ñu séparé ko bu boobaa dina neex a gaare mais ñoom moom lépp la ñuy boole buubu xar yeeg mbaaru ginaar yeeg lépp la ñuy boole ñëw dugal ko si pôle affaire léegi nag après loolu nag bu nekk fa benn heure bi nag mooy waral muy composé di am ay sax waaw te fii moom mën naa ne pañe marché lañ gën a respecté ko poubelle mbalit waaw te du yoon daal ni ñu respecté pañe marché bi suñu sañoon noonu la ñuy respecté poubelle mbalit Sénégal foofu tibbkatu mbalit moom respecté ak gardien moom respecté wuñu ndax daay wax ñu ne simple tibbkatu mbalit la rek yaa ko opté man mi di wax ak yow rek depuis 96 ba tey maa ngi si mbalit teraanga boo am bu ne si mbalit laa ko amee ñeewuma kenn nag wax dëgg yàlla
voilà Nafissatou Dieye ñun ñoo ko gisandoo mu mel ni rek population bi ak nu dëkk bi développé wu dafay am ñi nga xam ne dañuy dëgër bopp ndax bu ñu demee ba defar yi lay pérenne ci quartier yi un peu partout boo demee Pikine fekk ko fa Parcelles un peu partout ci Sénégal di nga fa fekk yi lay pérenne nga xam ne dafay am ay pot mbalit yu ci toll ci 4 auto mbalit bi bu la rombee mën nga def sa mbalit ba mu naes ci benn sachet poubelle yi nga takk ba mu dëgër dem dugal ko ci yooyu lay pérenne nga xam ne auto bi bu ñëwee da koy ramasser mais Sénégalais ba tey dañuy dëgër boobu Nafissatou Dieye ndax ba léegi ñu ngi sotti mbalit fi nga xamante ne moo di ci buntu kër yi ñu ngi sotti mbalit ci kaw tali yi te loolu mën naa ñàkk ndax ginnaaw bi ñu leen defaree pérenne yi c'est des solutions yoo xam ne pour ñu gën a mën a nekk ci jàmm ci dëkkuwaay la ko xet bu bon du leen sonal auto mbalit itam bu ñu demee bay gaari ci biir koñ yi pour rek mën leen a faciliter li nga xamante ne moo di tuur mbalit bi ak empêcher li nga xam ne moo di klaxon yi ñëpp di yuuxu ndax ñëpp xam nañ ni fajar auto mbalit yi des fois dañuy romb di yuuxu te loolu dafay déranger donc yooyu yëpp ñoom ñu ngi wut ay solution pour wàññi ko mais population bi moo leen ci jàppalewul benn yoon ndax dañuy dem di gaari auto yi ci benn coin de la rue ñoom ñu génnaat ne xet bi daf leen di déranger donc ñoom au finish nee nañ xamatuñu ban solution la ñu mën a def te bu ñu klaxonné population yi ne daf leen di déranger donc actuellement ñëpp war nañoo jógaat xoolaat ci seen ay bopp daal di faciliter li nga xamante ne moo di liggéey yi pour ordures yi ñu yëm a xam nan lañ koy aménager ba dugal ko ci yooyu les auto mbalit te population bi duñu gaañu ñoom it ñi nga xam ne dañ ciy liggéey duñu gaañu ndax nee nañ aussi on les traite de tous les noms respecté wu ñu leen benn yoon nu leen neex la ñuy ñëwee di tuur seen ay mbalit mu nekk lu méttee métti en tout cas li ñu ci mën a dolli rek mooy nañu gën a bàyyiwaat xel mbalit mi ci buntu kër yi ak mbalit mi ci koñ bi surtout en ces temps yi nga xamante ni dafa démarré taw ku ne xam na ni ndoxu taw moom àndul benn yoon ak mbalit mooy waral mbalit mi di saxee mooy waral muy def ay odeurs yu nauséabondes ci koñ yi ñi nga xamante ni ñooy technicien de surface tam nañu gën a di jàll wala di ronde régulièrement en période d'hivernage di jël li nga xamante ni moom moo di mbalit yi parce que nag xeet gu bon di ko nooyi sax dafa baaxul ci wér gu yaram ay ci kiraan rubrique bi nga def nii ndaxte man damay wax ne mënoo séduire te ñii waa UCG jaarunu UCG tey suñu toogoon liggéeyunu musiba la si ñun suñu dara du feeñ suñu taaru sañ si du feeñ suñu cuuraay yu ñuy taal dara du ci génn du neex donc duñ leen war a respecter bu baax won leen ne liggéey bu ñuy def liggéey bi noble na dara nekku ci waxtu liggéey dafa am wante duñuy wàcc sañse comme ñëpp mel ni ñëpp te tey suñu fi nekkuloon du baax si ñun waxtu liggéey su jotee ñu leen may benn moment bu ñuy jàll suñu klaxonné wulee ñi nekk ci appartement yi kër gi xaw a sori nooy xamee ne oto bi egsi na nooy xamee ne egsi na ñoom tey ñu góorgóor def nañu façon bu nekk def nañu ay caisse ay endroit ay dépôt yi xamante ne ku nekk soo tardé oto bi mën na dem yóbbu sa bagage foofu mais tamit oto bi day dimbali ñi nga xamante ne amuñu kenn ku ñu mun yónnee te day facilité jànq yi seen liggéey ndaxte soo bëree liggéey na war a jël sa bëlit war ko dox ay koñ ba koñ pour tuuri ko te yow oto bi mënu ñëw juste sa koñ pour tuur ko kon boog dañu war a sant yàlla bàyyi lañ def seen liggéey te di leen di remercier bu baax a baax te yor sax nag dadul pour nelaw tubaab nee na l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ku nekk ak sa liggéey li mu laaj ñoom ils sortent de 11h à midi wala genre heure yooyu di ronde vraiment mën nañ leen ko nangul parce que comme Kira a dit bu ñu deful seen clairon boobu noonu ñun duñu xam ni ñoom ñu ngi jàll encore une fois nañu gën a puis en général jigéen mooy tuuri mbalit te jigéen day faral di teel a yeewu pour dem marché ndugg ji ñëw togg wala nekk ci liggéeyu kër gi jigéen ñu baax yi waaw jigéen ñi mat jigéen ñoom oto mbalit ñoom nit ñi ñooy wax mais duñu leen faale ci seen classe ku ci xëy laal defut piip maanaam paan nga doo liggéey donc ñoom loolu mooy seen liggéeyukaay loolu moom la ñuy liggéey parce que moom la ñuy woowee nit ñi comme ni ñu ko waxee donc dañu leen koy comprendre nit ñi ñi ngi kaas ñi nit ñi klaxonné dafa 10 heures 11 heures ku ñëw klaxonné jël si mbali génération bi nag rek mbay ñooy kii de parce que ñun bi ñu juddoo ba tey ñi ngi wayante oto mbalit nee wallaay génération bi la yaay mosuñoo kaas génération bi rek ay kaas loolu dëgg la ce que tu dis c'est vrai et puis ci koñ yi on garde très mal les voitures ba ñoom duñu mun dugal seen oto yi fu mu war a dugg fu leen neex la ñuy gaare ku nekk day bëgg a wane sama buntu kër laa nekk damay gaare sama oto foofu ma ne ko liggéey bi tamit noonu la ndax oto mbalit moom ñàkk fi moom óoru man de buñ jaaree Sacré-Cœur 9h bi dama koo xam pile fu mu sonné ma daal di wax sama bon bi mu daw yóbbu mbalit bi bu ko indee da koy daw sax di ko jël see gàddu ko dañu war a jël di leen jox ak gardien yi romb ci mbedd yi ci buntu kër yi ñu lay garder ba kenn du la dajji dañ leen di romb vif jàll dem du leen sax yëkkati 1000 francs wala 2000 may man de rus naa romb gardien ak Mouhamadou Fadel mi ma gëm bañ a yëkkati dara jox ko da ngay gis ku romb gardien sax mu ñëw jàppale la bagage yéegal la ba pare nga ne ko merci doo yëkkati sax 1000 francs may ko xamoon nag am na paas weeram la yaakaar oto mbalit bi la yóbbul sa mbalit ba sa kër set wicc
ba nga mën a recevoir say gan war nga ko ne copain am jënd ci attaaya wala café léegi bu ñuy màjjal sax di wër di yelwaat ci bedd yi naan dañu bëgg a jënd attaaya wala caaf kenn du leen faale xamatuñu ban monde lañ ne monde bi ñu nekk man laa bëgg ñu wax ma ko kenn dimbaleetul kenn yërëmatul kenn mbalit bi nekk sa kër di buuj nga teg say waasinteur muy buuj nga teg lépp tey mu commencé di saxe yaa ngi ne siiw gis oto mbalit bi romb wala kees bi ñu la jox nga daw këpp ko fa gaaw pour nekk bonne condition toogin bu rafet kër gi di belli di gilli imagine nga romb rek tey indi télé bu bees kees yi ñu jël ko jóor dérangement bi ngay am doo mën a te toog surtout boo setee da ngay bëgg kees gi génn ku toog mbedd moo ko teg doo toog ko defa daneen ne la yëkkati te nga yóbbu léegi borom bitig sax soo leen nee teel ma ba ci kanam oto bi romb ñu ne déedéet waruñu lu salte yóbbul waaw oto bi la koy yóbbul doo yëkkati 1000 wala téeméer nga ne leen jënd leen caaf waaye loolu lépp amatul ñun ban monde lañ ne ndax boo ko xamee wax ñu ko ayca dinañu laaj internet yi ban monde la ñu nekk comme ni ko Ajaratu Daba Boye laajee Jeanne am na solo lool civisme bu tay bi jërëjëf on te retrouve demain inchallah voilà Nafissatou Dieye on se retrouve demain comme tu l'as dit ñu remercier waa UCG Pikine bu baax a baax et aussi di ñaaxaat population bi à ce que ñu am culture di am li nga xam ne moo di sachet à poubelle su ko defee dañuy sotti seeni ay poubelle ci sachet ba mu baax rek oto bi ñëwee ñu sànni te duñ ci am benn difficulté te sachet à poubelle mën nga ci def lu ne man yenn saa yi sax ci laay dugal samay bagage samay liggéey dégg su ma amul mbuus waaw dama ciy dugal c'est pratique yi may sol laa ciy dugal ñëw bien sûr da nga koy dugal takk rek te xet du la sonal bu fekkee am na lu fa yàqu déjà nga ne Mara nga ne yi may sol moo tax loolu amul mbalit amul dara da ngay déglu rek xamoon leen li sachet à poubelle ñu enchaîné ak mbay pour bañ a casser rythme bi du noonu ayca Mbaye waaw moomoo foo doxantu woon tey waaw moom comme ni ma ko waxee woon rek marché Fass ba tey dañ fa gis li nga xam ne moom moo di ku ñàkk bakkanam mais ci anam bi nga xam ne moom la ñàkkee bakkanam dafa dox ba foofu mu toog fa ci bi mu fa toogee waa koñ bi génn nañ mënaluñ ko woon dara mais woon nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ci mën dara muy sapeur yi bi ñu woowee sapeur yi ñoom balaa ñoom faaw police ñëw ba pare après sapeur yi bi ñu demee bi police ñëwee donc fekkante wuñ fa ñii buñ ñëwee dañuy def li ñuy def xool duñ ko laal dem ñeneen ñi aussi itam buñ ñëwee xool dem ba biñ ñëwaatee ci lañ fekk mu ñàkk bakkanam ci lañ bëgg a ñëw pour jël ko avant ñuy ñëw ak di dem boobu waa ji mi ngi dund boobu Croix Rouge sax ñëw na fa te waa ñëw na fa te boobu waa jaa ngi dund te troisième âge la ñu bàyyi ko foofu noonu ba bi ñu fay ñëwaat mooy bi waa ji faatoo ñu ñëw commencé def seen constat commencé koo pomp ak yooyu mais waa koñ ba mer nañ ba futu donc élément bi mooy li nga xam ne moom mooy wax li nga xam ne moom moo xew foofu yëpp bu baaxee ñu dem seetaani ko depuis démb la kii tëdd fii ñun ma ñu yeewoo ñun ay riverains lañ kii dëkku fi xamuñu ko sax c'est un inconnu moom da doon dox ñëw ba fii sonn mu toog ba guddi gi ñu lañu am dëj nekk di liggéey mais ba ñëwee ba fajar xam ne lii kat jaaduwul ci député mi ngi nelaw ñu woo sapeur depuis 8 heures sapeur naan ñu ngi ñëw sapeur pompier ba mu ñëwee sapeur pompier bu njëkk a ñëw daa taxaw di see film di mais daa ñëw gaara oto bi fële ca xaj dox ñëw seenaan ay kii vidéo ba mu nekk mu dem yoonam yàggul ñu toog ay heure ñun ñoo xam ne mënuñu dara parce que ñun ay médecin ñu taxaw bëgg nañu ko dimbali mais mënuñu ko dimbali yaa ngi dégg parce que ñun amuñu connaissance en matière de santé léegi nag kii ñëw nu mu jëri léegi sapeur yi ñëwaat sapeur yi ba ñu ñëwaatee sapeur ba ñu ñëw ñoom kii deewul policiers yi ñëw nañ mais fan lañ toog di jeu film policiers yi di ko def man maa romb di kaas nee na bu doon ay moto policiers yi kat leen mais boo leen ne fii ay policiers yi boo leen ne même policiers yi boo leen ne fii am na agresseur policiers yi fii lay jàddee moto kese lañ mën a jàpp lii du yoon dañ ko seetaan policiers yi dañ ko seetaan gendarme da ko seetaan le gars il doit venir récupérer ay nit ñu dee ay cadavres le gars il est mourant depuis démb on les a appelé oto bi même oto moo ñëw il a refusé de le prendre léegi dee na ils sont venus pour faire constat pour yóbbu ko police bi ñu ñëwee fi lañ taxaw benn waay ñëw il est venu bind ay bindam dem yoonam ils n'ont rien fait depuis démb c'est catastrophique. mu nekk lu métti nekk na lu métti nekk na lu doy waar nekk na lu métti lii du yoon nañu xam ni ñu nekk ci mbedd mi du yoon lii Pathé Yixil grand na nga def. waaw sant rek. grand lan nga ñu mën a wax ci kii nga xamante ni moom moo ñàkk bakkanam. waaw waa ji dafa ñëw daanu fii démb def na fi 24 heures wala lu ko ëpp ñu woote suba démb ba léegi ñu ngi woote sapeur ñëw na dem beneen oto genre Croix Rouge ñëw na tamit dem yoonam policiers yi ñëw nañ tamit taxaw assister décarté wu dem taxawee fële lépp suñu kanam la xewee dafa dox daanu fii. ñu koy dimbali may ko ndox ak lépp taaj ko fii ci buntu kër gi mu tëdd waxtaan nax ñu nax lépp dafuma kenn dara lan laa joxe nit ñi
du dara nii naa expliqué ñu ne ko waaw toogal nga noppalu ko ba ci kanam mu toog ba mu yàgg daanuwaat tëdd ibi saagam fekk ci ay garab noonu la tëddee boobu ba tey nag mu ngi fi ñuy woote suba ba léegi démb ba léegi di ko def gisuñu leen benn yoon biñ ñëwee tamit dañ daw dañ ñëw xool sapeur yi moom wàccuñu dañ ñëw taxaw xool rek continuer dem seen yoon beneen femme sax ñëw na fi beneen oto bi moom ñëw na sax wàcc assisté am lu mu dugal ci bakkan bi xool daw xëy na corona bi moo leen tiital moo tax ñuy daw di décarté wu. ndax yéen amoon ngeen xalaat ni malade mental la wala du malade mental parce que an taxawu ñu wéré di bi ñu woowee secteur bi yëpp wër nañ ko ba sonn mais gisuñu ko. non moom gisuñu ci moom lool ay garab daal la fi kii garab yu bëri mu ngi ci saaga max lépp bu ñu xoolee dinañ ko gis ay comprimés yu bëri la yor ak ay affaire nga yaakaar ne ay atam ci ñaata la war a toll boo koy xayma. non mag la 3e âge la. May il faut que ñu alerter aussi sapeur pompier yi à ce que ñu di jàppale askan wi bu ñu leen woowee ñuy venir à temps parce que le drame mooy aujourd'hui bu fekkee dafa am incident bu am ci koñ kenn ku ñu fiir wala ku tëdd daanu wala et cetera yow mi nga xamante ni yaay citoyen bi boo defee les premiers soins maanaam jéem a laal corps beeg yu ni mel ñoom sapeur bu ñu ñëwee dañ naan duñ ko laal et doo xam nit ki naka lay agoniser ci ay souffrance am ba maara deytaane leneen am ci mu ñàkk ba kanam wala lu ni mel moo tax dans les premières heures ñoom sapeur pompier yi dañu war di jéem a xool nu ñuy teewee ci lieu yi nga xamante ni ñoom ñooy faral di am yaa genre incident yi parce que ñi ngi wax ni corps bi def na fa lu tolloog 24 heures mooy bi muy dund bi waa ji di dund ci lañ woo sapeur ndax waa ji yàgg na fa def na fa plus de 24 heures yoo xam mi ngi dund daa dox ba foofu mu daanu ba mu yàgg ñoom ñu yëkkati ko ñoo ko may ay ndox ak yooyu mu jug toog ñu woo sapeur bi mu ñëwee moom aussi itam dañoo xool li ñuy xool rek dem laaluñu ko police aussi itam bi mu ñëwee même chose la def xool li muy xool dem ñoom ñëpp bi ñu demee bi ñuy ñëwaat mooy bi nga xamee ni fekk nañ waa ji